sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma def fi ma newoon muy mine ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. ndax ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di mercredi le 22 décembre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy rëy di dellu siwaat fii di fas yéene incha allah faram fàcce les faits saillants de l'actualité nationale et internationale ci seen émission bi ñu leen di defal du lundi au jeudi à partir de 16h GMT muy 4h ci ngoon ci heure Sénégal ci jamono ji ñuy wax nag mooy nekk 5h ca France ñu fay déglu bari nañu lool te dañu doon ñaan nee nañ mu dem ba 6h ndax nee nañu ñu ëpp ci ñoom 6h la ñuy wàcc waaye nee na du tee dañuy takk seen casque am na sax ñu may nettali dañ cee am des fois ay problème ndeysaan pour déglu rajo bi loolu nag
yéene wuñu leen ko nag waaye wax dëgg yàlla ay signe d'encouragement la pour wane ne am na ñoo xam ne intéressé wu nañu ci li ñuy wax dina tax ñu gën a góorgóorlu ci moment bi ma ngay nekk 11h ca heure New York am na tamit ñu bëggoon mu doon midi waaye comme que waa Sénégal ñoo tax ñuy wax ñu créé ko priorité bi ñu waxoon muy 4h moom lañ ko mos a def bu temps bi changé nag nga xam ne dañuy wàññi heure bi ci ñun moom moo waral muy nekk 8h du matin teel lool surtout ñun ñi nekk ci Californie dafa teel lool daanaka boo yeewoo moom ngay njëkk a def wala nga yeewu julli fajar ba pare boo matul doo tëddaat boo tëddaatee sax mën ngaa biddanti wala boo tëddaatee li ngay nelaw du doy heure bi jot donc teel na lool waaye nañu àndandoo rek defandoo ko sacrifice boobu 4h la heure Sénégal am nañu ay feedback yu bari yoo xamante ne am na ñu nekk ci réew ma di commencer di découvrir rajo bi ñu ngi jot ay signe de félicitation ñu ngi jot ay nit ñu koy rafetlu ñi di ñu gërëm donc ñoo ñëpp rek seeni wax dañ koy sante yàlla critique yaa ngi wàññeeku ndax dañu ñuy critiquer ñuy rectifier waaw man loolu laa ci bëgg ñuy critiquer ñuy rectifier bu ñu ñëw rek ne baax na rek muy dem dañuy def yëfu njaayeen bu boobaa mais bu ñu ñuy wax ni nga xamante ne noonu lañ ñu bëgg mu doxee ko ni te bokkul ci yóbbuñu ci ñuy def parparloo rek baax na mi ñuy bañ rek mooy kuy ñëw di la yóbbu ci ay parparloo moo xam ci pouvoir bi la moo xam ci opposition bi nanu nu bàyyi rek ñu fay ak Sénégal te ku yàgg déglu sunu ligne di nga xam ne féetewuñu fenn ñun bu ñu doon defal VAR sax mooy gën a graaw bu ñu defaree VAR mooy gën a graaw parce que des fois ñu wax leader bu defee lu baax ñu ànd ak moom pouvoir bu defee lu baax ñu ànd ak ñoom moo tax boo dee wax ci Sénégal nga jekki-jekki am ñu lay wax ne fii nga far am ñu lay wax fee nga far rek xamal ne yaa ngi def li nga war a def waaye bu la ñëpp ne fii nga far rek moom c'est parce que am na fooy jeng heureusement jotaguñu boobu ñaar yëpp lañ ñuy wax waaw am na nag ñoo xamante ne ñoom benn côté rek la ñuy tiire ñun bëgguñu bokk ci ñooñu di tiire benn côté rek loolu day favoriser ay yambar ñëw jël réew mi waaw vaincre sans péril on triomphe sans gloire def naa loolu la waa ji wax waaw loo gis rek dafa war a am challenge moo tax ñun suñu challenge mooy feedback yi ñuy jot waaye li ngeen ñu mën a defal mooy di télécharger application rajo sunu kër FM pour di ñu déglu te di ko wax ku ngeen xam beneen bi mooy di partager bu ngeen dégloo ba noppi ngeen baaxee ñu loolu moom dinañ leen ci gërëm te yàlla dina leen ci fay ndax li nga xamante ne moom ngay apprécier ba mu tax bu waxtu wi jotee nga boole ko sa agenda am na lu mu lay jariñ bu la jariñul woon doo ko def donc li nga mën a defal kooku ginnaaw mayuloo ko xaalis bu ngeen ñu mayoon xaalis nag dañuy ubbi yeneeni studio ca réew ma waaw dañuy gën a commencer recruter ay nit ñu mel ni ñun bu ko defee yéen ñi nga xamante ne li ngeen di bëgg loolu la ñuy def waaye li minimum mooy di ko partager comme ni ñu ko doon defalee Assane Diouf ak ñi nga xamante ne ñoo doon saaga loolu rek ngeen ñu mën a defal wax dëgg yàlla waaye déglu ba pare tëj dem yëfu njaayeen la de loolu njaayeen rek moo koy def partager leen ko s'il vous plaît parce que ñiy wax ne yëguñu ko woon te xamuñu ko nag ñu ngi bëgg bari nag waaw am ku ne ma gars yi sa affaire bi naanukaay la ñu ko def dañuy ñëw gars yi intervenir ñu noté xam lu nu xamul woon bu ñu demee ca rajo yi wala ca yeneen live ya di ko fa wax ma ne leen ñu ne ma wallaay propos diw tey laa dégg tel place waaw ñu ko def naanukaay waay nañu ko partager ñëpp jariñu man de lépp lu ma xam lu baax
lépp lu ma xam bu baax mënuma koo denc secret dama koy génne pour que nit ñi def ko képp ku ma xam ne ku baax nga da ngay def lu rafet tamit dama koy siiwal ndax ñu am ñu la roy waaw maa ngi nuyu waa Italie di nuyu waa Espagne waa Angleterre waa États-Unis waa Canada waa Brésil ak Argentine ak fépp fu ñu sénégalais di déglu waa Kaolack maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu aussi waa Fatick ak waa Ndakaaru Njaay waa Touba yi ñëpp ñu ñuy déglu rek ci monde bi ñu ngi leen di nuyu maa ngi ko doon fàtte waaye li may wax mooy lépp loo xam ne xam naa ko parce que nit ñi li ñuy fàtte mooy nit dafay roy nit roy rek lay def soo ko xamee nag soo ko xamul moo tax ñu lay wax dis-moi qui tu entres je te dirai qui tu es wax ma kan ngay jëflanteel di ko fréquenter di nekk ak moom day jël ci yow rek wala nga jël ci moom parce que ce qui se ressemble s'assemble bis boo demee ba am sa waay boo xamante ne da nga koy jege nga bëgg ko ak nga bañ ko dina am lum la jox da ngay jël ci ay jikkoom sunu yàlla ni mu ñu bindee nii ay molécule lañu bindee dañuy jël di joxe moo tax nit forensic science dem na ba ne nit fu mu dem rek jël fa dara yóbbu wala mu bàyyi ko fa ci mbirum ADN nag laay wax de mbirum ADN dem na ci ba nu ne nit ki ngay takk da ngeen di dem ba mu yàgg ngeen nuroo te doo ko xam ndekete jaxasoo bi ngeen di jaxasoo la am na ñu dem ba nuroog seen jabar waaw da ngeen di dem ba nit ñi buñ leen gisee da ngeen di nuroo ndax échange yi ngeen di def ADN yi ngeen di échanger waaw bu ngeen amee doom mu jël genn wàll kii gën a nuru papa ji waaye faaw nga gis bakkanu yaay ji wala jëji wala suuriiram waaw ku jaxasoo rek am loo jël ci nit am na ñoo xam ne dañuy toppandoo ni ngay waxee am na ñoo xamante ne bu ñuy ànd ak yow après dañuy dem ba toppandoo ni ngay waxee ñii ni ngay jëfee bu dee lu bon la ñu commencé di la toppandoo bu dee coiffure la ñu commencé di def coiffure comme yow duñ ko sax tey li ñu la jege moo tax waaw boo dee reetaan ñuy toppandoo sa reetaan boo dee solu ñuy toppandoo sa solu foo dem ñu jéem faa bëgg a dem ñoom tamit mais ñooñu ñu ngi roy yow sa mode de vie loolu moo waral lu baax bu ñu ko gisee dañ ko war a yëkkati ci kaw man bokkuma si ñooñu nga xamante ne dañuy wax naan la xam nga li ma àndul rek mooy loo defal nit wax ko looy defal nit moom na yàlla tax waaye bu ko nit ñi jegee garaawul parce que day am keneen ku lay roy waaw ndax boo xoolee société occidentale bi ñoom li ñuy jàngale mooy li italien di wax risparmiare mooy économiser di denc rek da ngay nekk ak sa frère du am dara doo ko jàppale risparmiare nga ne da ngay risparmiare pour sa ay sët yoo xamante ne duñu xam lu ñuy nekkee yàlla ku ñëw moo lay indil sa wërsëg dundal soo paree nga dem nga dimbali ñi nga xamante ne ñooy sa contemporain parce que yàlla mën na jaarale wërsëgu keneen ci yow pour nga jox ko keneen te boo ko joxee du la wàññi tus du tax mukk nga pauvre des fois da ngay calculer li nga maye yëpp ci alal bi mu nekk une fortune colossale waaye lan la wàññi doo ci jaaree pauvre mukk de gaa yi yoroon te yoratuñu dañoo joxewul yàlla dafa bañ ba nga xam ne alal bi mu lay jox day dem ba benn moment mu ne la bu tollee tant de at ci at lii mooma too ko maa ko moom joxal ma ko diw te yow booy gestu di gis diw ci sa mbokk yi la jege ne soxla na ko kay da nga ko koy bañ a yéene di def yëfu njaayeen di dem di seeti say mbokk yi njaayeen yi di leen ko jox waaye booy gestu rek yàlla ne la jox ko diw waxuñu na nga jël ko di ko def ay dogotee di ko dogotee bu ko defee koo ko jox bu subaa mu demaat yalwaani jox ko diw mu faj ay soxlaam ba bu déwénee moom mu commencé joxe waaw la ko yàlla diglee waaw
yàlla noonu la ko digle léegi nag kuy def loolu dañ ko war a yëkkati barki démb dama doon waxtaan ak sama benn xarit ndeysaan mu may expliquer benn waay parce que daf ma doon yëgal ne man ndeysaan doomam sama doom la mu ngi ko tuddee sëñ Saaliw ndeysaan mu ne ma sa doom bi day dafa wàcc alxuraan ma ne ko ah mu ne ma waaw maa ngi naan sama xel waa xale bi moom kañ la fi juddu bay wàcc alxuraan mu ne ma dama ko yóbbu woon internat il y a 5 ans benn internat boo xamante ne ñoom fa la ñuy dëkk te doo fay dara ma ne ko doo fay dara ndax man am na ñu ma woo di ma wax ne ma sa doom ji laa bëggoon fayal internat nangam la ñu ma laaj ci xaalis jàppale ma ci ma ne ko internat amul fay mu ne ma waaw am na benn boo xam ne ma nga nekk ca Touba Daaru Salaam waaw mu ne ma foofu la nekk mu ne ma doo fay dara mais dugg fa moo jafe ndax benn waay bu ñuy wax Abdoulaye Dia moo ko ubbi ma ne ko ngani mu ne ma waaw mu ne ma Abdoulaye Dia moom mooy directeur général de la Sénico ma ne ko ah loolu am na mu ne ma waaw mu ne ma dafa tabax benn building bu mag moom Abdoulaye Dia waaw Sénico nag boo ko déggee mooy la sénégalaise de l'industrie commerce waaw la sénégalaise industrie commerce def naa noonu lañ ko tuddee nee na ma noonu la société bi tudd kooku mooy directeur bi léegi nag xale yi dañ leen di jël dugal leen foofu di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan di leen jàngal alxuraan te duñu fay dërëm ma ne ko loolu de kon exemple la yooyu la ñu bëgg ci réew mi man xamuma waa ji daf maa jox information bi noonu rek ma dem Google seet waa ji gis ko muy un jeune vraiment un jeune yàlla may ko xéewal muy xalaat waa réewam di leen dimbali kooku xaw ma ban produit lay jaay mais war ngeen ko consommer parce que nee nañu ma dañuy commercialiser ay produits yoo xamante ne ay huile ay beurre ay mayonnaise et cetera ay pâte de chocolat Delia ay lait xalib xaw ma xalib man xaw ma ko bon lait nee na yooyu la ñuy defar ma ne kon ñooñu nag sénégalais yi dañ leen war a gën a jàppale di consommer seeni mbir ndax mu am ñu leen toppandoo parce que bu ñu ko defulee kat ay théâtre kat la ñuy ak ay woykat la ñuy toppandoo moo tax réew mi ñëpp ay woykat kese lañu man mi sax damay dem bay commencer bëgg a way quoi ay woykat kese lañu toppandoo rek léegi nag acte yu mel nii la ñu war di toppandoo surtout ci moment bi nga xamante ne c'est la dégradation avancée des mœurs ci extrême la toll waaw ma ne la kon ñii dañ leen a war a di roy boo demee am na ñeneen waaye kii day jar naa roy waaw jar naa roy de waaw parce que loolu rek la ñu ameel xale yi dañ leen a fàtte duñ leen sóoraale ci dara sóoraale wuñ leen ci dañ lay wax naan la maa ngi dégg président bi démb ci bi ñu dajee ci mbirum exploitation pétrole bi xaalis bi naka lañ koy defee ñu ne dinañ am 700 milliards par année waaye nee na day dencal 10% yi pour les générations futures naka lañ leen koy dencale questionnement la nañ ko laaj waaye pour man génération future soo leen bëggee sóoraale ci mbir da nga leen di yaatalal tali yi waaye yaatal leen tali yi bu ñu ñëwee fekk monde bu silwise tali yu yaatu nañu leen tabaxal hôpitaux yi équipé ko bu ñu judd ci hôpitaux yu de luxe yu baax am ay docteurs yu ñu formé yu baax nañu leen tabaxal ay école ak ay université bu ñu juddoo mën a dem jàng ci ay école ak ay université yu baax ay borom xam-xam nekk fa di leen ko jàngal noonu lañ ñuy sóoraale génération future nañu fekk ñoom bala ñuy juddu fekk fi une génération vraiment très calée
ci mbirum nouvelle technologie bu ko defee ñoom dañ leen koy sax wàll te duñu ko yëg sans effort lañ leen di joxee xam-xam bi noonu la ñuy sóorale noonu la ñuy sóoraale waa futur yi ñi ñëwagul noonu lañ leen di sóoraale mais du ko denc ko ci ay banque gars yi di ko sàcc comme du ñu sàccee xaalisu trésor ay 4 milliards ay 6 milliards ay xaalisu poste ay 4 milliards ay 5 milliards sans compter toje bi ñuy toje ci mairie bi politicien mooy xeetu sàcckat bi gën a bon te dañu koy copier parce que bu ñu xoolee au sommet de l'État président bu amul woon dara ak gouvernement boo ay ministre yu amul woon dara commencé di jënd ay appartement ay Canada ak ay France ak Maroc temps yi Maroc moo xew lu ngeen yëgul ñoom ñëpp ay kër la ñu jënd ay Maroc ak ay appartement Maroc moo xew léegi dégg naa léegi yow boo gisee loolu membre gouvernement bi di ko def mais da nga naan tong-tong bi faaw ma jël sama wàll nañu trouver un moyen parce que ñi nekk ci DAGE yi ak SAGE yi ñoom ñooy def stratégie bi ministre bi di sàccee ne ko pour ce ministère am xaalis surtout bu fekkee c'est un ministre politique ñu lay wan ay yoon yoo xam ne ci nga war a jaar ndax yow nga mën a am xaalis tuuti quoi ndax nga mën a politiqueal président parce que boo ko defulee boo tojulee fenn dañ lay wàcc sa ministère faaw nga toj fenn da ngay toj sa gox surtout ci jamono ju ñu toll nii boo tojulee sa gox boo moytuwul 2022 incha allah janvier mi janvier bu résultat yi ne teng génn am na ñu bëri ñuy nax saay ñuy naani kaani dañ leen di défenestré dañ leen di kick ñu génn out waaw faaw nga toj fenn toj sa gox waaw moo tax ñëpp di toje ñëppay toje léegi nag bu ñëpp di toje peuple bi tamit dañuy naan ñoom it nañu seet naka la ñuy tojee naka ngay tojee da ngay seet ku am alal liggéey xamuloo ndax ñaq na ko xamuloo ndax ñaq ko nga ne kii am na xaalis keesu xaalis ci këram xaaral ma dem dévaliser ko wut sa kagul song ko dugg ci biir këram ku résister nga ray ko wala nga dagg loxoom xam nga loolu musiba la loolu musiba la ñeneen ñi di seet ay portable sàcckat yu ndaw yi ñooñu nag la ñuy jàpp di leen yóbbu rëbës quoi mooy ñi nga xam ne dañuy dawal seen moto ñu ngi ma yónnee benn waay buy dawal moto gis waajuy dox rek mu ñëw taxaw wàcc ci ginnaaw génn benn fital nangu portable waa ji quoi portable nga am ci ay bàkkaar yu doy waar pour benn portable gars yi di sàcc ay milliards nii sax am bàkkaar ba sàcc la sàcc la bàkkaar bi moom def naa benn la parce que affaire bi ay baromètre la ay sàcc ay portable boo demee portable sax yu doy waar yooyu la nga koy toje nga xam ne réew mi fi mu toll léegi insécurité boobu muy créer dafa métti il faut que ñu résoudre ko ñan ñoo koy résoudre nag du ñii ma fi gis ñi nga xamante ne corps de contrôle yi ñu créé yëpp bu ñu demoon ba épingler kenn mu doon ku toj goxam déglu leen de bu doonee ku toj goxam kooku du mujj fenn maa ngi dégg ñëpp di jubilé naan jàpp nañu benn député bi ma nga prison quoi il va passer sa première nuit en prison ñuy tàccu di applaudir yes pression société bi dina tax juge yi def seeni liggéey waaye li am solo mooy finalité bi mooy après day génn rek dem ndax gis nañu ko fi ku rey ay nit ñu ne 6 mois lañ la tëj ferme 2 ans total un an et demi bi mooy ñu superviser la après jeex na ci ku rey nit boo dee politique boo rayee nit ku ñu rey rek perte nga loolu ngay jàngale waaye ku rayoon politique doo tëdd 2 ans nañ waxante dëgg waaw su politicien rayee la mën ngaa tëdd mën nañ la jox 2 ans total dont 6 mois ferme waaye bu nit rayee politicien loolu nag moom kaa waaw loolu moom kaa dafa mel ni li président bi américain waxoon rek ci mbirum journaliste mu ne quand un chien mord un homme c'est pas une nouvelle
waaye quand un homme mord un chien voilà une nouvelle noonu la demee 2 poids 2 mesures moo tax réew mi boo bëggee mucc li ñuy jàngale nag laa lay wax waxuma la loolu mooy dëgg de li ñuy jàngale parce que dama leen di wax chaque jour ne loo gis événement boo gis histoire la te histoire pour jàng la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla doon ko jàngal li xewoon di ko nettali ay histoire ñoom Zul Xarnayni nekk ñoom yonent yàlla Moussa seen passage yëpp mu jàngal ko ñoom yonent yàlla Ibrahima parce que boo dee pressé ci mbirum unicité de Dieu mënuloo tëb ñooñu seen histoire ñoom yonent yàlla Saliou ñoom yonent yàlla Souleymane dégg nga ñoom Zakaria yal na leen yàlla fay ñëpp ñu nettali ko pour que moom mu mën a xam bala ngay jàngale lu bees continuité bi dañ la war a formater moo tax histoire bi faaw ñu xam ko lu xew rek histoire la lan lañ ciy jàngate ñoom li ñuy jàngale mooy gaawal commencé di def politique rek niveau boo mën a toll mën ngaa doon daanaan te policier du la sonal gendarme du la sonal koñ bi tamit duñu la sonal waa na ñëpp def politique waay na ñëpp def politique parce que li ñu bëgg ci réew mooy ñëpp am solo kon na ñëpp def politique ndax ñëpp am solo bu boobaa bu ñëpp amee solo te justice bi war a obligé wu pour atteñu defe naa bu boobaa kon 2 poids 2 mesures day xewi ndax ku def politique rek loo def noonu la boo sàccee kees duñu la tëj lu bëri ay 2 at lañ lay tëj te ay milliards lañ lay jiiña nga yore mairie wala lu mu mën a doon rek ñu ne la jël nga ay milliards doo tëdd 2 at waaw loolu la ñuy jàngale wala dañuy négocier génne la nga dem beneen dëkk di bundaandaat te dañ la koo jiiñ de te ñi la ko jiiñ leeraluñu yan yoon lañu jaar ba bàyyi la léegi nag loolu boo ko déggee ci réew mais doo def ni ñooñu moo tax gars yi ci poste office bi fi am xaalis fu nekk dañ koy toje fépp am ay malversation corps de contrôle yi def seeni rapport joxe ko ñu ne bàyyil noonu bàyyi leen mu daanu parce que kooku alal ji mu jël moom la ñu politiquer moom la ñu doxoon telle section ñu politique ci waaw donc loolu bàyyi ko mu daanu quoi doon rapport yooyu lan lay jariñ ñu ngi jàngal sunu peuple yoonu sàcc ñu ngi jàngal sunu peuple yoonu fen moo tax nul n'est coupable dégradation des mœurs avancées ci la ñu toll waaw bu doy waar royukaay yi nag la ñu war a commencer génne bu ko defee gars yi roy lu baax li waaw loolu daal xam naa ne bokk na ci lu ñu war a def waaw bokk na ci lu ñu war a def président Macky Sall nee na Ndeye Mati nee na moom bu ñu dégg ay 700 milliards dégg nga par année ba syndicalistes yi commencé di wax ne ñoom nañu leen doubler seen salaire ñoom it dañuy syndicalistes yi ni c'est des politiciens cachés des politiciens qui manquent de courage loolu Ablaye Wade yàgg na ko wax mu ne leen syndicalistes yi yëpp au lieu ñu dem dugg ci politique déedéet ci syndicalisme bi la ñuy nekk di intoxiquer opinion bi di asphyxier nguur gi ba ñu ràññee leen les grandes gueules ñooy nekk ci télé yi di wax di yuuxu rek gars yi xàmmee leen bu ëllëgee nag ñoom la ñuy jël ñu nekk géewlu président bi am na ñu topp tey président actuel bi ci yooyu la ñu jógee ay journalistes ak lu ne yooyu lañ doon def président bi nag bi mu demee ba xam seen capacité de nuisance mu ne xaaral ma jël leen ñii dañoo logul bu ñu logee rek noppi war a kenn ngeen dégg bërki démb muy wax Jules Chopin moom ngeen dégg bërki démb muy wax di wax ci mbirum passeport diplomatique yi ñoom ñëpp dañoo log waaw mais ñoom li ñu doon xeex changé wul li ñu doon xeex changé wul man gisuma benn différence ci réew mi ba fi Ablaye Wade toogee ak léegi si mbirum démocratie nag ak si mbirum yokku nit ñi pauvre ñi man ci foofu laay wax gisaguma fi hôpital bu bees bu ñu tabax
te yu bari lañ ci waroon a tabax waaw ay affaire distraction rek lañu fi tabaxa ay ñoom fi ñuy dem waaye ñun fi ñuy dem defaraguñu ko waaw ñoom fi ñuy dem ñu ngi koy defar waaye ñun fi ñuy dem defaraguñu ko wala li ñu defal te ñun ñu fay dem mooy li ñuy distraire ay lamb lañu fi tabax waaw boo xamante ne lamb bu amee ba jeex gaa yi rayante dóorante ay kii te duñu ay guerrier maa ngi la koy wax démb rek maa ngi koy wax sama chronique bi dañuy naxante bu ñu xiiroo wantee ba nga ne day neex bu ñu duggee ñoom ñooy naanandoo caayin nga yónnee benn vidéo ba xamante ne ñoom Modou Lo Balla Gaye ay nit sax dee nañ fi ndax ñoom wala gaañante fi ndax ñoom ñu toog di naan caayin quoi après toog xoolal toog ci benn bool di coob seen ceeb quoi affaire distraction yooyu gars yi bu ñoon guerrier nee naa leen dañuy ñëw ci UFC bi doon ay milliardaires ak de vrais héros Sénégal ñëppay naxante ñu ñuy defal ay affaire de distraction kese du matin au soir dañu tabax hôpitaux yi defar université yi defar école yi xale yi dem jàngi fay professeurs yi parce que professeur mënuloo koo fay ñu fay enseignant yi lu ko jar député warul ëpp salaire enseignant xanaa xamuloo looloo yoon député warul ëpp enseignant salaire waaw ndax mu sawar enseignant dafa war a dawal oto bu rafet di solu bu rafet xale yi di ko naw bëgg a doon enseignant mais enseignant boo xamante ne ñu bi ñu nekkee ay lycée Blaise Diagne yi nii amoon na sunu enseignant yoo xam ne dañuy ñëw xasaw xunnu ay benn t-shirt la ñuy sol toute la semaine poqataan yi ñuul kukk nga xam ne kii toppatoo wuñu ko man bugguma doon cet enseignant la enseignant royukaay la ndax kooku la xale bi di gën a déglu que baayam sax xale bi bu ne ko bu enseignant bi ne xale bi defal sa devoir su ko papa ji santé day rey boppam ba def ko ndax ragal noonu la demee woon ak respect di la déglu su enseignant raayee sa bopp da ngay kontaan sa professeur da nga koy bëgg vénérer ko fonk ko noonu la daan demee ay jamono bu la laajee foo dëkk sax nga kontaan ne au moins kii mu ngi gis sama existence su la ignorer nga feebar te loolu sa yaay mën na la ignorer doo ko faale da nga koy tontu sax enseignant booy wax ak moom da ngay sëgg seen bët yi du daje ndax respect léegi nag ñooñu nga xamante ne ñoo war a doon premier royukaay bu xale yi nga bëgg ne ñoom ñooy tekki xale yi ngay wax ne ñoom ngay sóoraale pour ëllëg nga leen di mettre ci ay conditions yoo xamante ne dañoo comme ay taxawaalukat quoi xam nga loolu tamit loolu du royukaay réew mi li ñu war a defar moo bari moo tax day may fal président ma defar ko man mun naa ko defara buñ ma ko joxee mais du ma dem di wax wooteel leen ma day may fekk fii rek jël ma yóbbu ma defar ko waaw mën naa ko su ma ko mënulee tamit xam naa ku ci nekk li nga mën kan la noonu la war a demee waaw damay foo rek nag quoi waaw buñ ma jël au sérieux voilà parce que am na ñu ma xam ñoo xamante loolu noonu nañ koy interpréter après léegi nag maa ne la enseignant boobu dañ ko war a toppatoo fay ko salaire bu doy mais ngay gis ay nit ñu yóbbu leen ay Kaolack ay Ziguinchor ay Kédougou duñu am sax 150 000 di recruter ay enseignants di leen yóbbu ci àll bi ñoo enseignants yu amul sax niveau dañ leen di jël recruter rapidement sànni leen Macky Sall na jël ci alalu pétrole bii bu muy wax du yokk salaire u gars yi na yokk salaire u gars yi ndax ñu sawar mais na ko teg ci ay conditions yoo xam ne ku liggéeyul doo fayeeku nit da nga koy fay lu doy ba pare ne ko boo liggéeyul doo fayeeku su nangul jàngale nga dàq ko andi keneen moo tax ma lay wax état dafay am concurrent moo tax nga war a jënd ay immeuble jënd ay kër jënd ay oto état dafa war a am sax ay taxi soo wàññee njëg bi bu ñu nangul wàññi nga dawal say taxi am ay bus am ay train lépp ngay am état dafa war a riche
état moo war a doon concurrent wu képp kuy def business ci réew mi te doo ko galgal nag da ngay doon concurrent ba pare mais doo ko galgal mais danga koy wax ne ko boo doxalul rek ma doxal. état dafa war a am sax ay sëriñ créer ay sëriñ waaw cercle des marabouts créer ko ku fi def yëfu dof rek nga jiital sa ay sëriñ ñu jàng nag te am xam-xam waaw bu ko defee gars yi nekk ci bopp koñ bi di recruter doomu jàmbur yi di leen dajale ne dañ leen di yar te yaruñu leen yow nga am ñeneen ñu yare lépp la état war a am mais enseignants yi il faut que ñu fay leen sëñ bi fay ñi nekk ci hôpitaux yi tamit ñaar yooyu kenn waru koo foowe ci réew mbirum santé ak jàng moo war a nekk base 700 milliards yii ñuy lijjanti par année nañ ko investir foofu waay loolu du yàqu man de bu ma doonoon président damay ku ma ne kaay ma lebal la ma leb waaye du ma ko lekk du ma ko bàyyi ci ay kees lépp laay tabaxee ay hôpitaux ak ay kii créer des emplois ñëpp di liggéey boo toogoon ci bopp koñ fii gis hôpital bi nekk fii sama bopp koñ xeetu nit ñi fiy gaare par jour boo leen calculer ëpp nañu 100 000 waaw parce que 24 heures sur 24 lay tourner nit ñi di dugg di génn rek loolu la ñu war a def mais dañuy dem ba créer ay futilité nit ñi di focus ci ay yónnee ay vidéo naan la xoolal Njawar mais xoolal vidéo boobu ma la yónnee nga wax ma loo ci xalaat man maa ngi defe ne lu nekk la ndax man damaa yàkkamtee jàng maa ngi defe ne lu may parce que léeg-léeg dañ may jox ay vidéo yu may jàng yu may pousser à la réflexion dañ koy partager ak man moo tax bu ngeen amee lu baax partager leen ko ak man WhatsApp plus 1 951 318 95 25 ma ubbi vidéo bi gis Marème Faye Sall fecc bay tëyëx ma ne ko ma ne lii lan moo ci nekk wax ma ko jigéen buy fecc wala parce que mooy jabaru président bi warul fecc mais bu ko neexee fecc loolu dara newu ci waay c'est des futilités vous perdez votre temps ci ay futilités parce que dañoo defe ne ñooñu duñu ay nit waruñoo kontaan noonu la ñu fi defoon yónnee ma benn vidéo Mansour Faye ci benn mariage doomam mu yëngal mbaggam ñu bëgg koo def buzz di bëgg koo def ay critique man du ma critiquer yooyu parce que dama koy def damay fecc ba wëndeelu tëyëx ku ko moom lu ci nekk doo nit moom filmé wul boppam a priori filmé wul boppam wala xëy na dafa jox kenn ne leen filmé ma di leen créer ay buzz xamu leen ko mais fecc ñuy way ngay fecc ay mbarasak ak yu demee noonu loolu lu ci nekk dara newu ci il faut faire de la politique autrement mais di def ni syndicaliste yi di def lu ñuy jiite réew mi def rek duñ ci gis lu baax waaw opportunité bu ñu gis rek ne nañu ñu yokkal suñu salaire te ñoom duñu liggéey ñoo fi dàq grève enseignants yi dama leen di faral pour ñu yokkal leen seen salaire ndax rôle bi ñu war a am waaye bu ñu leen ko yokkalee dañu war a jàngale ji dañu war a dem di préparer seeni cours yi ñëw di jox nit ñi vrai xam-xam moo gën xale yi di dem jàngee xam-xam ci internet bi ñi la fi gën a rëy làmmiñ ci internet bi la ñuy jàngee te internet bi mën nga fee jàng lu baax comme mën nga fee jàng lu bon waaw dañ leen di xeexal waaye dañu war a dem nag daal di jàngi ji jàngale ji xale yi mais nag 700 milliards yi ñu ñëw naan ay 10% la ñu ciy dencal les générations futures te waxooñu naka lañ leen koy dencalee parce que loolu mooy questionnement yi nga xam ne moom mooy soulever wu naka nga leen koy dencalee jox naa leen ci nag quelques yoo xamante ne man yaakaar naa ni yéen a ñu ëpp xam-xam xëy na di ngeen ko sóoraale ndax 700 milliards pendant 30 ans mu nekk plus de 20 000 milliards normalement Sénégal nag wax dëgg yàlla war nañu créer ay logements sociaux di ci jox ko sénégalais yi ñu dëkk ci waa village yi war nañ leen andil internet ak courant war nañ leen andil ndoxu robinet bu egsi foofu ndoxu robinet bu sell normalement war nañu wax sax ne ndox kenn dootu ko fayati Sénégal xanaa wala ñu internet kenn dootu ko fayati 700 milliards par année
700 milliards par année ah 5 milliards bu ci nekk rek war naa mën a tabax benn hôpital bu baax benn normalement sunu région yi normalement war nañu mën a tabax ay hôpitaux wax dëgg yàlla ak ay dispensaires pour des soins gratuits 700 milliards par année mën na ko mais nag c'est pas pour yokk caisse noire ministère de l'intérieur wala assemblée nationale conseil économique et social présidence de la république wala yu demee noonu ministère des affaires étrangères non xaalis bu ñuy denc ci banque du la jariñ dara xaalis bi ngay jël di ko denc sa kër yi du la jariñ dara demal jënd ci ay kër nan ngay def bu ko defee doo yore liquide mais boo yoree cash boobu noonu ku la sonal rek nga woo ko jox ko ci wàllam foofu rek lay mujjee nañu ci góorgóorlu waay yàlla moom moo ñu defal sutura indil ñu fi hydrocarbure indil ñu gaz indil ñu pétrole waaw nañu ko defar waay parce que bañ a def comme yeneen réewu Afrique yi nga xam ne fu ñu gis loolu muy pétrole ak gaz ah réew ma yàqu na ñooy gën a pauvre nañu fexe ba bu mu ñu dal nañu bañ a jël alal boobu di ci ger ay nit ñuy jàpp opposants yi di leen fexeel dañu ciy dem ba di fexeel seeni doom yi maa ngi dégg ñu ne dañoo arrêté doomu Khalifa Sall pour arrêté ko ci mbirum escroquerie foncière ah moom baay bi ñu ngi ko jiiñ sàcc alalu mairie Dakar ñu xëy suba ne jàpp nañu doomam yooyu yëpp ci ay mbirum politique lay doom dañuy focus ci sa famille aussi pour dara ñu siiwal ko ngir yàq la ne famille yu sàcckat la xool leen waaw peuple bi bu commencé wax ñu ne voilà génne leen kilifa jàpp dugal leen député bi waaw dugal leen député bi bu ko defee gars yi naan justice bi dañ doon wax 2 vitesses waaye mu ngi tane alors que finalité bi moo am solo man maa ngi seet ñaari député yooyu fu ñuy mujjee réew mi dañuy xoxatal ay nit rek jàpp leen bu ñu demee ba ci digg bi ñu ne liberté provisoire après moom mooy nekk synonyme de non-lieu man de gisaguma fi ku fi am liberté provisoire ku ñu jàppaat tëj la ci kaso bi man gisaguma ko ñoom Bougazelli am nañu faatu du ma tudd seen tur yal na leen yàlla yóbbu àjjana am na ci sëriñ si am na ci waykat yi am na ci politiciens yi am na ci milliardaires yi ñoo xamante ne ba ñu leen tëjee dañu leen a bàyyi liberté provisoire mais chez nous au Sénégal la liberté provisoire est synonyme de non-lieu parce que amul suivi peuple bi mën naa coow bu ñu jàpp la bu ñu la jàppee rek ñoom ils sont satisfaits waaw léegi nag jàpp nañu benn député bi dugal beneen député bi nee na kenn convoqué wu ko xëy nañu kilifa génne ko ginnaaw ba ñu génnee beneen waa ji Cerno Simon xaw ma fu muy mujjee dégg nga beneen député bi xamuñu fu muy mujjee waaw réew mi moo doy waar ci moment boo xam ne ñu ngi lay wax ne pédophilie bi mu ngi jëm ci kaw dégg nga viol yi mu ngi jëm ci kaw xam nga mbirum viol yi waxoon naa leen ci ay waxtaan Sénégal dafa bëri ay affaire yu caaxaan ba gars yi defe ne jigéen dafa yomb wax naa leen jigéen dafa jafe Sénégal de jigéen dafa jafe parce que ñi am xaalis la jigéen yomb ci ñoom ñu toll nii boo nekkee étudiant amuloo dara soo moccaatuwul sa moromu étudiant yi nekk ci koñ bu foofu ñàkk kilifa yi jigéen dafa jafe sa nijaay yi duñ la may seen doom malgré université nga nekk waaye boo tukkee rek gars yi commencé di la centrer seen doom yi looloo xew ci réew mi jigéen yombul moo tax ñi nga xam ne dañoo am ay dérangement psychologique ba mel ni politiciens yi bu ñu gisee ku woddu rek seen pulsation yi commencé yëngatu dañ lay siif waaw ñu ne 53 filles mineures victimes de viol ci jamono ju tuut ji ñu génn rek xam nga waxoon nañ leen ko fi ñaata divorce moo fi am ak ñaata viol mooy am ci at mi réew mi dañu ko war a defaraat waaw dañ ko war a defaraat bu baax a baax te ñoom
ñi nga xamante ne la ñuy gën a sonal Tahirou Sarr ba tey kenn waxatul ci ay mbiram te moom ay scandale à répétition la ñu koy tudd ci réew mi bi ñu mujjee tudd mooy scandale boo xamante ne au flanc des mamelles la xew te dégg ngeen ko ci ay coow yu fi xewoon échange yi réew mi moo jaxasoo man fu mu toll nii bu ma dama doon bëgg domaine bu ci nekk ma dugg ci en profondeur verticalement waxtaan ci mais doo ko mën tellement dañoo bari da ngay perturber da ngay mos fii mos fee sinon doo fi jóge léegi nag am na ñoo xamante ne dañoo bëgg ñu criminaliser li nga xamante ne mooy homosexualité lobby commencé def ay pression ci proposition de loi boobu Aïssata Tall Sall nag nee na fii mbirum góor jigéen ñun sénégalais nanguwuñ ko te duñ ko fi nangu ma applaudir wax nga lu rëy de sa président sa chef waxoon na ko waaye yàlla nañ ko def waay sunu doom yi bëgguñu ñu toll foo xam ne dañuy tànn entre góor ak jigéen quoi ñun sunu réew mi bëgguñu tey sa moroomu góor di apprécier sa yaram ni mu mel quoi nañ waxante dëgg quoi man léegi yooyu réew mi mu nekk nii ba mu tàmbalee am ba léegi nii du ma sumeeku di sangu en public te da nga ko daan def da nga daan nekk ci benn équipe ngeen entraînement ba pare dugg ci vestiaire yi ñëpp mel ni ñu juddoo woon même si je n'étais pas confortable je l'ai fait waaw dugg di sangoo ndox sa ay moroomu góor doo sax gis dara doo sax gis nit mais léegi bi nga dee ba réew mi ndekete gars yi dañ lay cek di la xool léegi kay da ngay dugg ak sa serviette ba ci biir tëj buntu yëpp korosé ko abu loke lok ko boo paree nga soluwaat ba pare doog a génn te loolu mooy décence réew ñi ñoo yàqantu léegi nag ndax ñun bëgg nañ sunu réew mi toll foofu homosexualité dañ ko war a criminaliser sunu réew ñun Sénégal ñun gëmuñu ko mais bu ñu ko nangu ñi nga xamante ne nag seen dara doxul ba dañuy wëngalu bu ñu forcer loo xamante ne ñun duñu ko def wala ñu rokki nanu ñu jox leen nañu ne acca góor jigéen bi jeex na mais nañu bàyyi polygamie bi waxoon naa ko fi damay répéter sama bopp rek foofu la accent bi war a féete nanu nangu polygamie kon bu ko defee ñun ñu weccoo ñoom ñu ñëw jël góor yi ñàkk fayda yi li ñu dese ci ay borom wëngalu ñu bàyyi leen ak ñoom ñun nag ñu dem métisser le monde on va métisser le monde et faire disparaître le racisme dans notre planète waaw ndax bi may nekk fii étudiant am nañu ko fi doon wax waaw ne dañuy dem di biiral tubaab yi biiral bu ko defee ku nekk boo yoree sa benn pot chocolat sa kër di nga wàññi racisme ndax loo bañ nit ku ñuul boo gesoo gis benn nit ku ñuul sa kër am na ñu koy xeex te am na ñu koy def biiral tubaab rek la ñuy def nañ ma baal ci baal bi nag mais daa xew fii am na ñu koy def am na ñoo xam ne seen lutte la ñu ko def waaw conséquence bi kay mooy des fois ñu seen famille yi def pression ku jigéen ki mu ragal ne dañu maa violé waaw yenn tubaab yi noonu la ñuy def bu seen doom jékki-jékkee ba séq ak benn noir te fekk ne moom financièrement dafa dépendante ci famille bi yooyu lay def mais bu enquête bi poussé rek ñu xam ne dañ ko ko waxloo waaw ñu xam ne dañ ko ko waxloo mais bu ñu ko nangu loo gëmuloo ko lu bokkul ci yow ñoom li nu bañ ñu ngi koy défendre waaw nañu liggéeyee li nga xamante ne mooy la philosophie du partage ni ko Macky Sall waxee mais nag moom na fekk na ko gëm moom la wax démb ñu ne Macky Sall prône la philosophie du partage na ko manifester matériellement ci tabax loo xamante ne askan wi moo koy jariñoo waaw loolu noonu la ñu ko war a defee waaw mais pas jël ko di ko denc gars yi di toje xaalis bi loolu dafa war a jeex mu ngi kaas aussi xam nga wax naa ko am na sujet yoo xam ne dama koy waxtaan mais après day dellu si ci presse bi comme si duma sax comprendre waaw
muy kaas bi nga xam ne Macky Sall da koy kaas ci mbirum embauche anarchique dans la fonction publique xam nga loolu politiciens yi ñoo ci gën a aay moo tax Macky Sall lii xew ci fonction publique bi mënu koo xam parce que ñi mu fa teg ils ne seront pas fidèles ci information bi nu koy jox waxoon naa leen ko ndax moom na xam ki muy fal rek waaye ki muy fal bu mu xam moom kan lay fal du ko wax bu nu jógee ci moins de 2000 agents de l'État dem ba ci 900 000 agents de l'État saa waay mais loolu dafa nekk ay recrutement yu yeex dafa gaaw loolu te pourtant loolu dara newu ci de état bi am na xaalis bi le problème mooy du ñu recruter ñu qualifié mais dañuy recruter ay militants ñu ñuy woowee ay militants sa yaay moo ma doon jàppale ñoo ma doon may xaalis xaaral ma dugal la ci mairie bi wala xaaral ma wutal la liggéey telle place xoolal du ñu sax ñëw dañ leen di fay salaire loolu la léegi nag loolu ñëpp au dos de l'État mais bu ñu recruter plus de 900 000 def embauche abusive anarchique mais est-ce que wàññi na dara état bi loolu moo leen wane ne am nañu xaalis wàññiwul dara ay clientélisme politique rek la soo falee ministre bi fal keneen kooku tamit fal keneen kooku fal keneen koo jox pouvoir mu yóbbu ko ci ay mbokkam noonu la recrutement yi demee da ci am nag ñoo xam ne du ñu liggéey ñu leen di fay maa ngi leen ko fa doon wax mos naa fekke benn manifestation familiale benn kilifa gu mag mënoon naa la wax turam ak mooy kan muy glorifié wu ci le fait que sa propre sœur da ko wutal liggéey ci benn école te du xëy ñu koy fay ci jamono jooju loolu yàgg na de mais gars yi loolu ñun ñu ngi ko doon gisee comme pouvoir mais loolu c'était un njombe c'est un danger pour l'économie de ce pays parce que bu ñëpp defoon noonu réew mi fu mu jëm loolu nag moom la Macky Sall di kaas nii am na ñoo xamante ne ci école yi la ñu leen def ñii ci hôpitaux yi ñii ci ministères yi ñuy ñëw di fayeeku par weer ñii ci université yi am na ñu embauché ci université te du ñu xëy wala dañuy ñëw di doxantu rek ci campus bi amuñu liggéey soo leen laajoon seen description liggéey duñu la ko mën a wax mais bu weer dee dañuy dem fayeeku ji xam nga ni kon loolu bu ko état mënee war nañoo mën a fay sénégalais yëpp yi nga xam ne amuñu liggéey du wàññi dara état bi sarax la xanaa état du génne asaka état dafa war a génne asaka bourse familiale yii nanu ko yokk te jox ko tous les sénégalais majeurs génne ay yu sew yoo xamante ne sax les sénégalais mineurs la ñu koy jox ñun day fii suñu président yi Amérique moo tax Amérique dana day jëm ca kanama mais def naa Europe sax noonu la ñuy def ñoom dañuy génne asaka moo tax ma ne la gis nga réew mi fu mu toll ay jullit yuy woowee seen jullit ñàkk yërmande ay yëfar yu gëmul yàlla waaye di doxee comme doxunu jullit dañuy dimbalante dañuy yërëmaate am na ñoo xam ne dañ leen jox ay kër ñu fay fanaan parce que mat amuñu ñii ñu jox leen ay ticket pour ñuy def transport ñii ñu jox leen ay bon ñuy dem di jënd lu ñu lekk ñii ñu jox leen ay këyit bu ngeen feebaree mën a faju ku ci nekk am na lu ñu la jox loolu mooy yëfu jullit mais maay taalibe sëriñ diw waaye barke sëñ diw man sëñ diw moo may recevoir ci kaw la may teg ñaanal ma te sa xol bii esprit de partage nekku ci da nga soxor da nga bon da nga néeg yow rek yaa bëgg di am nit ñi di la sibooru nga def ne yaay doon yàlla bu ndaw ci quartier bu ndaw boobu nga nekk ñun loolu la ñuy doxal mais lii nguur yi di def nii yëpp ñoom war nañ koo mën a def parce que sans effort à notre nom la ñuy lebee ay alal ñu jox leen ko ñu dugal ko ci ay kees naan dañ koy politiquer tuddee ko kees politique di ci corrompre nit ñi ak di ko toje di yóbbu seen doom ñuy jàngi moo tax seen doom yi dinañu yàgg a dee bitim réew ak ay feebar ñu ci bëri seen doom yi ay góor jigéen lañu wala mel ni bërigo ndax lekk lu aram ak lu bon yàlla loolu la lay teg doo nice yàlla nañu impuissant sax ndax seen xeet yooyu disparaître ci réew mi c'est extraordinaire ce qui se passe dans nos pays quoi fi da ngay jekki-jekki ñu ne la président Amérique mu ngi lay fay taxe kii lañ koy waxee taxe crédit boo xamee ne sa doom lañ c'est au nom de tes enfants lañ koy calculer di la ko jox
chaque weer ñu yëkkati ay 550 jox la ko ci période bii ñu nekk nii divulgué wu ma ay secret lu ñu ma defal moom la ñu defal ñi fi dëkk ñëpp moom lañ ko defal jekki-jekki à 3 à 4 reprises ñu yëkkati $600 ne la am jàppale nañ la ko ci Covid bi muy plus de 300 000 defal la ko lu mat 5 fois benn bi ñu jox la $600 dellu si jox la $1200 dellu si joxaat la $600 te di la waaj a joxaat beneen $600 xam nga loolu alal jooju nguur gi am ko ne xaar ñu dimbali nit ñi mais ñun ñan la ñu dimbali jël ay ceeb ne jox nañu ko ay gars dañ ko distribuer ceeb mooy lan 700 milliards par année mën naa dimbali sénégalais yëpp par année nañu ko def te loolu buñ ko waree def li ma leen wax duñ ci jóge nañu seet ñan ñooy sénégalais de souche yi te bàyyi corruption bi di lijjantil ay nit ay këyit parce que dañu la fay nañu seet ay sénégalais njóobeen yi dëgg waxuma njaayeen yi ñuy wax de njóobeen dëgg yi ñu seet leen di leen jox koppar ci réew mi la ñu bokk du noonu seet ñi nga xamante ne ay sénégalais dëgg lañu ñu mën koo ki te loolu yomb na bu ñu gis nga ci booy joxe xaalis rek ci nga gën a gaaw mën a recruter ñëpp boo ñëwee di compter gars yi duñ la faale de mais boo nee nañu andi carte d'identité yi ñu fay leen xaalis sénégalais bu ci nekk am nga droit am 100 000 francs wala 50 000 par weer billaay tak nga répertorier sénégalais yi ñi andi ay kayit yu faux di nga leen mën a jàpp après sax mën nga leen neexal quoi ndax le fait que rek ñëw nañu quoi ñu bu ko defee ñun danañ xam ñi amul kayit ak ñi am kayit ñi amul kayit mën nañ leen defaral ay kayit après parce que ñëpp bëgg 50 000 par weer beneen yoon la rek bu ñag bi ñëwee nga xam ne Ouédraogo la tudd nga ne ko nag saa yi nag yow da ngay rang fële ñu commencé lijjanti naka la ñuy defaree suñu émigration bu ko defee ni Amérique di def la ñuy def dañuy xam ñan ñoo légal ak ñan ñoo illégal ñi légal ñu toppatoo leen defal leen formation dugal leen ci loo xamante ne ñoom ñooy relever le défi demain ñi amul këyit ñu mettre leen ci situation xamante ne pour régulariser leen mais nag dañuy am niveau bu ñuy doxee dañuy topp suñu ay principe dañuy bàyyi li ñuy bañ ci joxe xaalis rek loolu xoolata loolu ci joxe xaalis rek nga koy defee 50 000 par weer sénégalais bu ne bu majeur xale yi ndaw yi ñu ne leen 25 000 gars yi dañuy dem déclarer gi seen doom mais am na ñoo xam ne suñu doom yi dañuy judd duñu am sax këyit quoi te loolu nguur gi mën na ko mën na ko duñ ko def moo tax ñun question bi may laaj mooy réellement est-ce que ñu ngi jëfu jullit quoi day dem ba am autorité nag xoola dem ba màgget mënatuñu dara ñu toog fii léegi bu ñu leen tàllalee micro yi ñuy critiquer comme Abdou Diouf ni mu def keroog bi ko tubaab yi laajee vraiment très franchement man bu jamono ji yaakaar naa man ñaari mandat c'est largement suffisant quoi te nga def fi ñett bay wut ñeenteel léegi nag yow toujours après ngay commencer di wax lu baax ci réew mi bi la yàlla joxee pouvoir defuloo li nga war a def ci réew mi léegi nag loolu dañ ciy jàngat na ci gars yi jàngat bañu ma ko mais dama leen di expliquer rek ne bul bàyyi ba mënatuloo ngay doog a wax defal li nga marquer sa époque ci bi nga ko mënee ci lu baax mbaa ci ay defante parce que des fois sa opposant yi dinañ la pousser ba yow da ngay fàtte le peuple di defante wala yow nga bëgg remplacer ki fi nekk di ko critiquer ba yow doo xalaat intérêt réew mi loolu la ñu war a bàyyi ay yamale foofu waxtaan bi wax naa 1 heure de temps waaw Ahmadou Diop ma jox la kàddu gi. waaw Ndiawar na nga def waay. waaye maa ngi fi di mer rek. war ngaa mer de parce que day maa ngi fi di mer rek di guuxi lex. décryptage massif de tout azimut. waaw laal nga fu nekk. waaw nongu la ciy gërëm ci loolu. waaw waaye day lenn rek parce que xam naa ne jàngat bi nga jàngat ci mbir mi en fait jàngat total nga def maanaam l'essentiel yi nga xam ne moo nekk d'actualité les ressources du Sénégal
golo di bay baabu du dunde waaw tumaranke am fi waaw benn baat rek laay wax ci homosexualité bi doogu nag wax li nga xam ne moom nga wax waaw ci mbir mi man démb am naa lu ma ci wax du ma ci sore ku gis internet bi danga koo gis waaye li ma gëm day mooy li ma ci gën a jaaxal parce que wax naa li may wax ba pare lenn rek laa ciy wax benn baat kese 10 secondes ci loolu Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye ñaata association homosexuelle ñoo nekk ci Sénégal kan moo leen jox récépissé pour les ministres de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak Antoine Diome lu leer laa la wax loolu moo am njawat xam nga loolu contradiction la parce que Macky nee na du kii li muy wax ak li muy jëfe du benn gars yi dañ ko jàpp ci put tubaab yi buñ lay dimbali dañ yore seen paaka mu nekk épée de Damoclès te loolu Afrique francophone dong lañ ko ñemewuñ koo wax ci arab yi buñ ko gisee buñ ko defee musiba dal leen lu leer laa la wax njawar est-ce que mas ngaa gis benn yoon les lobby LGBT wala ay lesbiennes ñuy yónni ay gaay di ko daganal ci Arabie Saoudite est-ce que mas ngaa dégg loolu njawar kon léegi ñu mais man boobu voilà silence on coule voilà projet de loi reporté kon dañ ko wax feeñ xanaa parce que projet de loi xam nga kon mooy dañ koo daganal waaye nag c'est pas le moment kon bàyyi wut waaye may njawar voilà silence nañ jàll ci leneen parce que loolu waxi Macky Sall la parce que Macky Sall ay waxam jërte duma sa doom maa ko wax parce que fi may commencé ci loolu mais man est-ce que Sénégal ay nit ña nga fa est-ce que Macky Sall rek moo nekk Sénégal loolu laay laaj parce que dégg naa nga wax ci pétrole bi nga ne Macky Sall nee na 700 milliards par an moom la pétrole bi di générer te du pétrole rek yem ca waaw phosphate ak lépp quand bien même que nañ yem ci pétrole ak gaz bi adduna day bëgg a tukki waaw 700 milliards Macky Sall li ma ci jaaxal mu ne 10 milliards yi daf koy dencal les générations futures mais Macky Sall se croit-il éternel au pouvoir voilà 700 milliards Macky Sall kooku c'est un scandale ñëw c'est un scandale c'est surréaliste sujet boobu maanaam c'est incongruité la sujet boobu du dëgg chiffre boobu c'est faux dañ ko biaisé c'est totalement faux c'est impossible totalement impossible Macky Sall il faut que mu explique nous chiffre boobu fan la ko jël premièrement maanaam les ressources du Sénégal dañ ko war a def projet de loi ci assemblée nationale bi tous les acteurs politiques tous les Sénégalais réunis ñu wax ci mbir mi mais Macky Sall solo lay def fan la jëlee chiffre boobu day fen maa ko wax te kooku dafa yënuwut maanaam pourquoi yënuwut maanaam déjà mais rien que le TR le train express régional jar na 1800 milliards mais loolu yënuwut maanaam njaw c'est pas vrai yënuwut maanaam chiffre boobu c'est un chiffre biaisé d'ailleurs c'est contradictoire par rapport même li nga xam ne moom la ñuy tuumaale Franck Timis Aliou Sall Aly Ngouille Ndiaye te BP dénoncé ko 6 000 milliards corruption la Macky Sall def prise illégale mu jaarale ko ci Aliou Sall kenn du ko masawoo Macky Sall ñu nekk ci camp duñ ci masawoo kenn lañ ci dut woo Macky Sall est pire que Charles Taylor voilà 6 000 milliards Aliou Sall weddi na ko waaye tegu ci dara parce que demul justice joxewul benn explication réelle la justice da ci war a autosaisir voilà c'est tout waxi Aliou mais waxi Macky Sall dafa am njëriñ mais d'ailleurs li ci gën a grave mais mooy li ma doon wax ci semaine bale passé BPC waxoon na ko ak yeneen $250 000 quelle est la différence entre $250 000 ak 700 milliards maanaam chiffre boobu maanaam mëtul sax 2% ci pétrole bi bu ñu ko exploité de façon efficiente loo xam ne mën nañ ca def suñuy monnaie waaw
et la défense nationale du ma tàyyi di ko wax mais semaine dernière waxoon naa la li nga xam ne moo xew ci Éthiopie ana si amuñu ay ressources waaye ñoo jiitu 150 000 fois état du Sénégal ak ci en matière de développement tout azimut technologie ci train ci lépp à moindre coût même italiens yi sax dañuy wàlli yaan ci Chine waaw te ñoo ciy gagné parce que Italie maanaam Chine ni muy defee ak Italie ni muy defee du doon benn voilà le problème mais xam nga man mais Aliou Sall dafa am société assistance fan la jëlee lool xaalis boobu sax muy 6 000 milliards yooyu dañ ko joxoon état du Sénégal mu war cee fay ay taxes Aliou Sall détourné ko mi ngi ci compte am Macky Sall mustoo kenn la mustoo ci kaam ñoom Omar ak ñoom ñëpp les dossiers du coude sous coude et cetera Mame Mbaye Niang et cetera ñoom mais Mansour Faye mais waxuma la ArcelorMittal te li ci gën a garaaw 700 milliards yooyu li ma gën a jaaxal ci état du Sénégal c'est un état larbinisé jusqu'à la lie billahi waaw état du Sénégal est-ce que c'est un état indépendant et libre gëwuma ko parce que même les ressources yi nga xam ne générées par le pétrole xaalis boobu day atterrir à Paris à la BNP de Paris banque bi nga xam ne Napoléon moo ko tabax ana indépendance boobu xam nga loolu jaaduwul ndaw Petrosen dafa am compte Petrosen c'est une société de droit sénégalais dafa ubbi compte ci BNP loolu mooy waxi la loolu ci xam nga loolu mooy affaire njub la évidemment kuy garantir sa franc CFA mooy garantir tout le reste voilà c'est tout loolu la Macky Sall ay mbiram du mas a leer tey te du mas a leer ëllëg parce que dafa jubadi évidemment mais xoolal parce que dégg naa nga wax ci affaire nu trop ci doomu Khalifa Sall man damay bëgg a jom kan moo génnee article boobu kan moo ko génne ban journal moo ko génne réew mi kan moom réew mi est-ce que def nañ ay investigation man affaire boobu dama ciy maandu waaw dama ciy maandu parce que dara wóoru ci waaw mais italien la affaire italien la ñu ne ko way nangam ak nangam mais ma ne affaire bi c'est pas clair c'est pas du tout clair waaw cerise sur le gâteau ñu ne beneen waaye ñëw ci Sonko et daal sax boo gisee ni ñu bindee article nga xam ne ñii dañuy parparloo parce que bu ñu nekkoon ci dans un état de droit réew mi dañ koy porter plainte maa ko wax parce que waa ji dafa wax ne maanaam banditisme lay def maanaam defu éclairage déontologie defu ko dañ ko yónni c'est un mercenaire journaliste boobu d'ailleurs réew mi kan moo ko moom Idrissa Seck moo ko moom voilà c'est tout voilà parce que dañ ne après le viol de la masseuse waaw ci salon suisse boobu mais kooku journal boobu est affirmatif mais kooku c'est total mais c'est réducteur te loolu sax calomnie la diffamation la maa ko wax voilà le problème parce que affaire bi bu dee affaire justice man su may interpréter damay citer ay sources su may wax ci Macky Sall dama koy citer moom lui-même himself loolu laay wax waaye ñoom dañoo voilà nang Macky nang focaliser wu ci Sonko focaliser wu ci Khalifa Sall mel ni oui kon dañoo dëng kon sax mooy li nga doon wax rek kon ñoom dañoo dëng kon nañ leen kon bu leen kenn joxe réew mi pendant ce temps mais ñoom Mamadou Ndouroti ñoom Amadou Sall ñu ngi circuler ay gros bolide est-ce que def nañ enquête ci ñooñu est-ce que def nañ enquête ci Mariam Faye ak ñeneen ñi ak tout le reste ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci classe les larbins de Macky Sall ñi nga xam ne ñoo nekk ci agence budgétaire yi ñi nga xam ne ñooy détourner ay salaires di imposer seeni salaires seeni émoluments totalement illégaux ñi nga xam ne seen mandat jeex na ñu leen di fay lu tax loolu duñ ci wax voilà le problème du Sénégal Macky Sall tant que mi ngi ci gën a garaaw sax Franck Timis dafa am marché de 40 ans chaque année dana am entre 9 et 12 milliards de redevance bu nga koo jox moo tax Macky Sall teg ci tànkam parce que bëggul muy leer Macky Sall c'est un bandit Aliou Sall prénom la moo raw sax Charles Taylor lu leer laa la wax ak ci waaw loolu la ku fekk mais xaalis bu Sénégal lu day ni alalu Sénégal képp nit na cundum di trancher en lieu et place de tout le monde
France gi loolu mënu fee am États-Unis loolu mënu faa am kooku ci Afrique dong laa ko gisee ci benn baadool boo xam ne tekkiwoo dara nga sàcc alalu réew mi bi ngay ñëw ci pouvoir bi ñan dërëm yoroo ko dégg nga doon xusli ci xaar yàlla sàcc milliard naan man damaa am sama jabar am na ay immeuble moom la permanence ba nga tabax Houston su dégg nga Houston ci États-Unis dafa fay ay impôts 50 millions par an foo ko jële fan nga ko jële ba pare di tam di ñeneen ñi dëmb Macky Sall li mu sàcc Sénégal mën na cee liggéey def ci ay hôpitaux ak ci lépp lu mu sama tànk du ma ko mas a tegg ci Macky Sall parce que dafa jubadi c'est un aventurier le tonnant un flibustier là un voleur de grand chemin c'est le casseur du siècle au Sénégal voilà parce que Macky Sall xam nga man Amadou Diop 700 milliards mënu ma koo nangu 700 milliards jaaduwut Amadou voilà oui mais ma ne mana des fois yow ni ngay defee sa analyse man ñun dañoo bëgg di analyser les faits saillants bu ko defee ñun li nga xamante ne moom moo xew tey waaw ci journaux yi man je te connais tu es un fin intellectuel mais pourquoi on veut toujours tenir le même discours on répète la même chose alors que am na noo xaaral alors que yow denc nga loo xam ne war na mën a jariñ sénégalais sur la situation du moment waaw moo tax ma ne la waaw 700 milliards yi nga xam ne xëy na peut-être yaa ngi ko tibee ci presse bi ñu ne Macky Sall moom la 700 milliards dama ne waaw parce que man loolu mooy sama analyse waaw man loolu laa bëgg ñu analyser ko bu ko defee nit ñi jàng ci loolu mais Macky Sall ni mu mel ñun du maag yow ñoo koy dindi toog di ko répéter tamit tous les jours lii la ak lii la amul lu ci sénégalais lu bees luñ ciy jàng te loolu la ñuy wax du matin au soir moom la opposant yi di wax ñun war nañoo seet beneen manière boo xamante ne ci la ñuy utiliser loolu pour jàngale ci pourquoi on doit répéter la même chose non c'est que moo ma jaaxal quoi non xëy na peut-être il faut nga tànqal ñu ci li nga denc non xëy na peut-être déggoo li ma la wax waaw parce que dama ne la parce que man damaa jukki li nga xam ne moom nga wax ci 700 milliards yi waaw dama ne la 700 milliards yi c'est un sujet c'est un chiffre scandaleux c'est tellement petit c'est réducteur loolu laa la wax c'est-à-dire que maanaam tout dafa tuuti parce que Macky Sall disowut ak kenn moom laa la bëgg a wax chiffre boobu dafa tuuti dama la bëgg a wax na la même le terre bi nga xam ne jar na 1800 ak le service après-vente ëpp na ko fuuf astamaan ak pétrole bi nga xam ne plus de pétrole yi ak 10-15 exploité guñ ko te commencé nañu di ko exploité Macky Sall bu neen 700 milliards la loolu day wax li ko neex dama la bëgg a wax na le chiffre boobu tegu ko fenn la ko tegu kan la waxal est-ce que wax na ko ci penc bi est-ce que diisoo na ak réew mi évidemment boo yoree say conseil ñu lay bindal li leen neex ngay wax li leen neex na la 700 milliards et allez 700 milliards la man dama koy jéngat sujet boobu c'est pas rationnel loolu laa la bëgg a wax loolu mooy sama interprétation évidemment pétrole bi li muy généré li ma bëgg a wax foofu d'accord naa ci li nga wax ne pétrole bi li muy généré effectivement wax nga ci exemple ci États-Unis mais Sénégal 14 millions lañu xaw ma 17 millions lañu mais rien que pétrole boobu rien que loolu Sénégal jëratul sax muy tukki waaw jëratul sax muy bu ñu exploiter pétrole bi de façon efficiente waaw mais problème bi dafa am ay intermédiaires Macky Sall n'a pas dit la vérité sur le chiffre réel loolu laa la bëgg a wax te da nga dégg keneen wax ko maa la wax li ñu wax chiffre boobu c'est pas maanaam xel da koo mënta nangu loolu laa la bëgg a wax dama la bëgg wax na la xel da koo mënta nangu man su ko kenn dutee damay bëgg man su ko kenn dutee mu andil ma mathématiquement naka la ñu koy wanee bu ko defee xam nga loolu man jàngat laay seet quoi jàng xam nga li may wax mooy weddi dara rek pour man yomb na mais damay bëgg après ñu def benn extra travail pour que sénégalais am luñ ci jàng parce que politique yi li ñuy def mooy lu seen opposition wax rek maanaam ki nga xamante ne moom la ñu xeex lu mu wax rek dañ koy pousse d'un revers de main mais lan la ñu fay teg pour que sénégalais yi jàng ci man loolu laay seet mais parce que problème bi mooy affaire boobu c'est une question d'abord d'experts c'est-à-dire que le chiffre 700 000 c'est-à-dire que dama la bëgg a wax ne la 700 milliards du dara par rapport
maanaam bu ñu jëlee ay experts financiers économiques ñu jël chiffre bi maanaam ñu xool puits de pétrole yi nga xam ne dañ leen ñu koy exploiter chaque année de façon efficiente normalement quand bien même que entreprise yi ñoo ëppale maanaam affaire bi matul 2%. comme li Baba Aïdara defoon rek. ñu ne pétrole bi lii nga dem def ay recherche yi génne ne non Aliou Sall dafa def ak Frank Smith lii mooy këyit yi lii mooy këyit yi Macky Sall nee na 700 milliards du dëgg mënoon naa nekk 1000 milliards lii mooy genre yu demee noonu quoi la ñu war a def. non moom laa la wax. xëy na peut-être dañoo déggoo c'est-à-dire que dama la bëgg a wax ne la 700 milliards. waaw dafa jaaduwut. c'est-à-dire que waxuma la 700 milliards. dëgg mais phosphate bi. mais phosphate bi pétrole bi ak phosphate bi ak zircon bi lépp. est-ce que mas ngaa gis état du Sénégal communiqué ci loolu. voilà ci maanaam rien que loolu rek c'est-à-dire que rien que pétrole bi waxuma la nag ay phosphate bi ñan ñoo ko indien yi la. indien yi la Maroc sax dafa am phosphate ak Togo man lu leer laa la wax. parce que man du ma expert. leer na ma ne chiffre bi dañ ko réduire. parce que man lu leer laa la wax maanaam. ndax ñu mën a toje. dañ koy réduire ndax ñu mën a toje. mais bien sûr loolu la parce que problème bi mooy parce que non mais Ndiawar xam nga lu tax moo wax la loolu parce que est-ce que Macky Sall est-ce que mas ngaa gis est-ce que mas ngaa gis. ay tojemaan la ñu nag de gars yi dañoo mën a toje de. est-ce que mas ngaa gis Macky Sall def conférence réunir ay journalistes ay experts. ay économistes ñu teg ko ci taabal ji ne pétrole lii la jaar ci assemblée. loolu amul parce que Macky Sall mooy indi chiffre yi boppam loolu la dama la bëgg wax ne la c'est-à-dire que le chiffre est totalement biaisé. mais loolu bu nekk Ndiawar c'est pas possible. mais 700 milliards mais c'est rien du tout 700 milliards. mais alors mais d'ailleurs xam nga d'ailleurs li ko gën a wett parce que wax naa la ko tout à l'heure mais ba naga ni Aliou Sall maanaam ba naga ni ñi ngi ko jën 6 000 milliards 6 000 milliards ak 700 waxuma 600 de 6 000 milliards 6 000 milliards waaw bul fàttali benn affaire xoolal bi nga xamante ni bi nekk nañ ci bënn mi ba naga ni noo ngi nekk ci bënn mi Macky Sall lan la jëkkoon wax dafa jëkkoon wax ne 1 milliard 450 millions léegi mu ne 1000 milliards xam nga ko wax feeñ am 1000 milliards est-ce que mais boobu exploité guñ pétrole bi génn ko léegi pétrole bi génn ñu ne 700 1000 milliards ana 1000 milliards yow 1000 kooku xel da ko mun tanam 1000 milliards chaque sénégalais bu la neexee nga am 70 millions toog sa kër toog doo liggéey. jërëjëf Ahmadou. mais xaalis boobu fan la mu ci et d'ailleurs léegi li koy corroborer comme nee na 1000 milliards la joxoon léegi Union européenne décaissé 69 millions d'euros waaw muy milliards yu bari parce que voilà parce que convertir ma ko Mansour Faye mu ne bu ko justice waaye du dem mais kon xanaa kon état du Sénégal dégg jërutoon sax ñu ko jox 69 millions d'euros bu fekkente ne bi nee na décaissé na 1000 milliards te gis nga li nga xam ne moo ci xew matériel le matériel médical bi nga xam ne dañ ko doon sàcc di ko jaay xam nga loolu mooy feneen waaw état mais xam nga man Macky Sall ay waxam du ma ci c'est-à-dire que ki nga xam ne bu la nee da la jox ndekki bu la nee da la jox añ te jox la ndekki boo ko gëmee da ngaa dof Macky Sall ci loolu la nekk musu ay mbiram musta leer dara ci dara jërëjëf Ahmadou ci dara man c'est pas que dama contre Macky Sall mais parce que Macky Sall du mësta wax dëgg te maanaam xelam moo mën c'est inscrit dans son ADN. Voilà, c'est un mythomane parce qu'il nous prend pour des gueux, pour des moutons tondus que nous ne sommes jamais. jërëjëf Ahmadou. Voilà. mbokk Issa Diakité da nga ci bëgg a yokk dara wala. waaw mbokk auditeurs yi xam naa ñu ñëw yemale waxtaan wi foofu ba suba incha allah bu soobee yàlla bu ko defee ñu ñëw dellu si waat ci beneen émission fas yéene leen faram-fàccee les faits saillants de l'actualité nationale et internationale di jégalu nag képp koo xamante ne dégg nga fi lu la neexul ñu ngi lay baalu àq bu baax a baax a baax ku fi dégg aussi loo xamante ne lu la amal njariñ la ñàkkul ne yaa ñu ci ëpp xam-xam mais mën nañ la jox ay piste yoo xamante ne moom la ñu la jox nga seet naka nga koy yaatalee waaw nga koy yaatalee pour que ñeneen mën cee jariñu ay bindkat ak ñuy déglu ay cinéaste ak ñuy déglu ay philosophe ak ñuy déglu na doon source d'inspiration pour que ñu développer ko ñeneen jariñu si am na benn écrivain bu am jariñ bind livre am ba pare bind ma ci ndeysaan
di ma ci boole ma ci ñi muy remercier loolu neex na ma lool muy Mandiaye Gaye waaw di tudd ci sunu rajo bi ak liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def te loolu ñi koy def bari wu ñu daal donc ñu ngi koy vraiment di ko encourager l'écrivain Mandiaye Gaye nit ñi lay inspiré nga leen di maanaam waaw góor day yokk njàmbaarte nit daal waaw day yokk njàmbaarte nit sénégalais yi am na ci ñu am exemple de am na ci ñu baax ñu am exemple am na ñoo xam ne nag dañuy sàcc rek lu ñu dégg jël ko auto approprié wu ko ne ñoom ñoo ko créé ñun nag nekkuñu ci xëccoo waaye au moins ñun ku ñuy tudd ku nekk dinañ ne diw moo def lii yëkkati la ca kaw ngeen partagé audio bi bu ngeen ko dégloo di leen jéggalu di leen baalu ak di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di leen jox rendez-vous incha allah bu subaa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Ahmadou Diop jërëjëf suñu rajo la autrement du fenn fu dul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekkuñu si leneen. c'est vrai Macky ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall du tax nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ñu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëggu bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon na dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu de wax dëgg yàlla xam nga dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam